mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu koy seq ak madame la ministre des transports aériens Maïmouna Ndoye Seck madame la ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ahmed. di nuyu say auditeurs say téléspectateurs seen jotaay. ginnaaw nag bi ñu la siyaaree tamit ba noppi door laaj yi rek ci lu jëm nag ci wàllum discours président de la république lañ ca gën a jàpp nag wala sénégalais gën ko ci jàpp mooy at bii ñu ne di atum 2018 bii daal bëgg na jàppal ma jàpp di année wu social. waaw bi ñu ko déggee en tant que sénégalaise yow loo yëg. waaw nga may ma sargal la sargal sénégalais yi. téléspectateurs yi ñuy seetaan ci at mu bees mi ñaan atum 2018 ndax lool atum 2017 bi nga xam ne gis nañ ci jéego yu bari waaye jéego yooyu ñu bëgg koo gën a baral ci 2018 su may dellu si nag ci laaj bi loolu nga wax ndax lu may si yëg damay loo xam ne yàgg naa ko dégg ndax président de la république Macky Sall dafay buy définir boppam danaan c'est un libéral social kon su nee année sociale du lu bees si moom xëy na nag dafa am projet yoo xam ne dafa bëgg ñu gën ko may doole ci 2018 bi moo tax mu tuddee année bi année sociale en comparaison ak yeneen année yi nga xam ne ci budget bi dañ ci mayoon doole lool affaire yi économie ak affaire yi infrastructure ndax kuy laata séddale foog nga produire loolu moo tax at yi ñu jóge ñu defoon lu bari ci économie bi ak ci infrastructure yi pour que production bi gën a bari taux de croissance bi ñëpp gis ko at mu nekk depuis 3-4 ans bi plan Sénégal émergent dooree ba léegi at mu nekk ñu am 6% bay wax 7% ci ren loolu nag nga xam ne moom la économique bi jur ñu bëgg ko nag séddale nit ñi gën ko séddale nit ñi ci année 2018 jàngat boobu laa am ci discours bu ci discours bi est-ce que production bi tamit lu ñuy nemmeeku ci kayit yi est-ce que tamit ci terrain bi ci wàllum production boobu nga xam ni moom nga wax. waaw xam nga ku xool dëkk bi ni muy doxe ni nga yaakaar ne xëy na ñëpp amuñu li ñuy wut waaye ku xool fa ñu jóge 2012 ak fi ñu yegg si tey di nga gis ne croissance boobu ñuy wax production bi mu ngi dem ci nit ñi ndax bu ñu nee dañu jóge ci mbay mi gerte gi ñu jóge ci ay 600 000 tonnes ba yegg ci 1 400 000 tonnes njëg gañ fa doon jënde jóge ci 150 francs jëm ci 210 kon gis nañ ne production boobu ci ñi bayoon la dem suñu xoolee tamit bâtiment yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci dëkk bi infrastructure yi ñu fiy liggéey ña koy liggéey tamit ay sénégalais lañ kon nag ku jàppalool rek di nga jàpp ne production boobu mu ngi dem ci nit ñi te mu am firnde yu bari yoo xam ne ku seetlu ci li nit ñiy jënd muy ni supermarché yi di gën a bari société yi def transfert argent ni muy gën a bari oto yi sax niñ koy immatriculé ni mu gën a bari képp ku am seetlu di nga xam ne yokkute am na ci dëkk bi. est-ce que demeewul ko tey comme ni ko ñenn ñi di waxee. nañ ko xool rek na ku nekk xool sa bopp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey di fayeeku salaire bu ñu gisee liñ leen wàññil ci impôt gis ñi retraité liñ leen di yokkal seeni pension gis béykat yi wax naa ko sànq béykat yi liñ doon jaayee niñ leen ko yokkale xool ñëpp ak bourse familiale yeeg couverture maladie universelle ñu gis ne loolu ñu produire séddale nañ ko Sénégalais yëpp mënuñu wax ne dafa toppe boor. mënuñu wax ne dafa demee côté mais su ñëwee ci bourse familiale yooyu su ñu waxee lu tolloog téeméeri junni 100 000 familles ren nga ñëwaat waxaat 400 000 familles est-ce que kon loolu wanewul ne ndóol gi dafa yokk xanaa ñi ngeen di dimbali. déedéet wallaay xam nga bourse familiale. il faut que ñu gën ko comprendre. néew ji doole ngeen di dimbali di. waaw néew ji doole xam nga néew ji doole. ku xool na mu toll woon. ku bëgg a xam ndax dafa yokkum déet da ngay xool na mu toll woon ak fi mu toll tey mais su fekkee ne sa am dafa yokku nga yokk ñi ngay dimbali ci nit ñi loolu tekkiwul ne ndóol gi dafa yokku dafa tekki ne danga am lu la may nga jàppale nit ñu gën a bari ku bëgg a xam ndax ndóol gi dafa yokkum déet da ngay dem ci document yi nga xam ne ay partenaires yu mel ni PNUD ak ñeneen ñoom ñoo koy publier di wane taux de pauvreté bi amoon ak fi mu ñëw
defe naa ku bëgg a jàngat pauvreté noonu nga koy jàngate waaye am looy séddale gën ko séddale sa njaboot pour man du ne signifié wul que ne ndóol gi dafa gën a bari. te ñuy wax ne xiif baa ngi yot le nord Waalo Fuuta ak li ko wër. waaw xam nga loolu dinaa ci te loolu tamit ay kayit ñoom ñoo ko wane. waaw loolu dinaa ci sawar a wax ndax yàlla dafa def ma yor mbirum météo te météo bi ñu defee rapport bi li mu wane mooy ne Sénégal yépp na mu daan tawee dafa yokku ren ba mu des Fuuta ak benn partie ci centre bi foofu nag nga xam ne taw bi na mu fa daan war a melu ko fa te suñu agriculture ba léegi malgré effort yi ñu def ci irrigation bi taw bi moo koy doxal foofu la ñu fa waroon a béy xëy na dina mu wàññeeku loolu moo mën a tax rapport yooyu wax ni fokk ñu am soudure te soudure du lu bees Sénégal ku xool météo bi ñu amoon daaw ji xam ne bu ren bi moo ko tane donc fa ñu defoon soudure ren day wàññeeku ba yem ci Fuuta gi daaw dañ doon wax Fuuta ak feneen ren ñu wax foofu rek kon ku jàngat loolu xam ne yëf yaa ngi jëm kanam. mi ngi jëm kanam loolu daal moom moo waral foofu xaw a am déficit. déficit la déficit pluviométrique bi moo indi déficit du production alimentaire bi kun bu production bi wàññeekoo nag foog ñu jàppale nit ñi ba nga xam ne dinañu mën a xaar beneen production mën a ñëw pour ñu mën a jaay am lu ñu gën a dunde suñu déggee ñenn ñu nekk ci gouvernement bi léegi-léegi nag ñuy wax ci wàllum émergence ak waaye moom président de la république nga xam le ne autosuffisance en riz bi ñu waxoon bay ceeb ba mu doy sëkk dañ koy mujj aj ba déwén kon loolu wane na ni foofu moom lajjade dafa am. lajjade xam nga koy def examen. am moyenne 14 wala 15/20 da ngay admis mënuñu ko jàppe lajj kuy gouverner nag da ngay am objectif. pour yow bu ñu doon noté tey kon autosuffisance bi da ngay maye 14 bu ñu doon noté dinaa maye 17/20. 17/20. 17/20 parce que loo xam ne dañ ne dañ ko pousse benn at. waaw mel na ni. kon 20/20 bi déet 20/20 mooy objectif bi suñu yeggee ba 17/18 suñu doon def examen dañuy am mention te mbirum autosuffisance ak objectif. dafa am ñoo xam ne dañ ko war a jàngat si booy def économie parce que da ngay dégg ñu bari ñu naan lan autosuffisance bi mooy bu ñu importé ci économie du demee noonu autosuffisance bi mooy ne ñu fexe ba nga xam ne li ñu fiy produire ak li ñu fiy jëfandikoo. ñi na méngoo ndax ku ne production xam ne ñu ngi exporté ci yeneen dëkk. am na ñoo xam ne xëy na mbokku Ahmed Aïdara yi nga xam ne ceeb bi jógee feneen la ñu bëgg boo produire bi mu doyit du tere ñu jënd boo xam ne bitim réew la jóge autosuffisance ni mu gën a am solo. mais loolu état moo war a dawal politique nag. waaw même loo dawal politique tamit liberté individuelle dafa am Sénégal dafa nekk état de droit boo xam ne ku nekk dañ la jox possibilité nga choisir ndax da ngay jënd lu am fii wala loo jële feneen. loolu nag liberté boobu ak prix yi moom mooy may nit ki choisir jënd lu ñu produire Sénégal wala lu ñu jënde feneen mais li am solo ci autosuffisance ci dëkk li ci gën a am solo mooy tey jii bu dara amoon ci àddina bi ba nga xam ne bateau mënatu fi ñëw wala pénurie am ci àddina bi ba jëndee produit bi extérieur jafe ñu am loo xam ne nit ñi dinañ ko mën a dundi. mais dina fekk ngeen politique locale bi ba mu nekk ci bopp sénégalais yi. waaw xam nga politique bi. boo ko defee ba nit ñi jëndi ko loolu ñu ngi ci xëy na bu ñu xoolee nit ñi même bu dul lekk gi sax même bu ñu xoolee ci colin bi léegi Sénégal ñépp xam nañ ne ñu ngi dem de plus en plus ci consommer sénégalais. bu ñu xoolee ci jigéen ñi la commencé woon de moins en moins ngay gis jigéen bu dem jëndi tailleur léegi même ci góor ñi boo leen xoolee ñu ci bari demi-saison la ñuy sol à la place de costume donc yooyu yépp mu ngi juddu ci nit ñi ñu gis ne du rekk lu jóge extérieur mooy li gën a am solo te loolu yépp ci autosuffisance la bokk autosuffisance alimentaire
mais autosuffisance tamit ci yeneen produits yi nga xam ne moom la ñuy consommer Sénégal. wax nga fi léegi ni impôt bi nga xam ne liggéeykat yi wàcceel nañ leen ko, taxe bi nga xam ne tam ñu ngi koy tegg ci wàllu mbay mi jëm kon bitim réew, yooyu yëpp taux de croissance 6,5 voire 0,8%, 2018 bi 7%, ñu ngi ñaan yàlla sax ñu yegg à 2 chiffres pourquoi pas, waaye est-ce que loolu mi ngi feeñ daal maanaam ci sénégalais seen poche seen dundu. xam nga nit ku nekk boo toogee xalaat sa bopp fa nga jóge ak fi nga yegsi ni nga xam ndax yokku nga wala yokku nit nag mooy ne yàlla daf ko bind nu mu gën a am di gën a bëgg loolu moo tax kenn du am li nga bëgg yépp. révolution kenn mënagul a wax sénégalais nag révolution lañ doon xaar ci yéen. révolution nag yàlla mi ko mën sax. waaw yàlla mi ko mën sax defu ko. xam nga sànq ñu ngi wax naan nawet bi ñii dañu bari le ñii manqué le te yàlla bu ko neexoon ñëpp am ba muy tuuru. ah seen programme. waaye yoonu yokkute bi tax ñu fal leen day moom ku ko liir de doo boteel kenn ku dul yéen. yoonu yokkute. waaw la ñu waxoon. waaw nee naa la ku xool sa bopp diggante 2011 ak 2018 bi ñuy dugg. di nga xam ndax yokku nga wala yokkuwuloo yokkute nag dañu ne yoonu yokkute. maanaam dañu tegu ci yoon président nekk ñu fal ko sénégalais yi fal ko yoonu yokkute boobu nga xam ne programme politique la woon mu def ko programme de gouvernement muy plan Sénégal émergent parce que yoonu yokkute mooy émergence. mooy émergence. mu indi nag plan Sénégal émergent boobu ñu dox si nag ay jéego ba nga xam ne lu ñu daan produire benn léegi tey ñu produire ñaari. te loolu yépp yokkute la ci Sénégal te bu Sénégal yokkoo sénégalais yi ñooy yokku. conseil des ministres bu ñu demee ba gis président de la république daal ñaax le chef du gouvernement pour mu wàccoo ak diggéem yi sa déclaration de politique générale c'est yooyu itam est-ce que nekku leen da ngeen xaw a yéex est-ce que président xeebul li gouvernement bi di daw. waaw président moom lu nit daw mu xeeb ko. loolu laa ko xamee defe naa fukki at ak juróom-benn ngi nii may liggéey ak moom. li ma ko xamee mooy loo waaxu mu xeeb ko ndax li mu yéene Sénégal moo bari te doorul ci tey loolu moo tax rek bés bu yàlla sax mu ñuy ñaax pour ñu gën a baral jéego yi ndax sénégalais yi seen bopp ñoom ñoo yàkkamti mu yóbbu leen ci la mu leen dikk te ñi nga xam ne ñoo ko fi teg comme dañu ko yàkkamti di ko wax mu bar jaadu na moom tamit bu ñëwee ne ñu gën a baral jéego yi. ñu gën a baral jéego d'accord madame la ministre wàllum koom-koom gi bu ci xëjee nañ ci dellu si waat waaye ñu waxtaanee wàllum aéroport bi nag parce que tamit 2017 bi bokk na ci fee yi gën a projet wu état bi yu gën a rëy bu dee gënul rëy sax bëri nag problème nag aéroport bi. man de jàpp ma ne aéroport bi bari na problème. en tout cas bëri woon na daal ubbite bi dafa teel et cetera yooyu sax mën nañ ko détailler après. waaw xam nga ku ne ubbite bi dafa teel loo xam ne fukki at ñu ngi koy liggéey depuis ñaari at ci kanam ba ma ñëwee ci ministère transport aérien ba tey. ñu teg li nga xam ne moom la ñu tuddee comité de transfert. comité de transfert bi. weer bu yàlla sàkk man sama bopp maa ko doon présider ak département ministériel yépp ñu jëm ci liggéey ñaari at liggéey bi pare depuis mois d'août ñuy liggéey ci naka la ñuy def ba jóge ci aéroport bi dem ci aéroport Blaise ba la set yàlla mi dara teewul def ñu ubbi ko ci ubbite bu rafet na suñu mënee dafa teel daf may jaaxal li nga xam ne mën nañ ko nangu mooy ne commencement boo gis ku toxu jóge ci kër dem ci kër surtout boo jógee ci appartement dem ci villa di nga xëy di seet sa kudd fa mu ne mu xaw la réer loolu laa mën a jàpp ne amoon nañu période rodage ak mise au point bu taxawoon la nit ña doon xaar yépp gisuñu ko ci fan yu njëkk yi waaye aéroport boo xam ne ubbi na matagul weer wala ci weer lay yem ñu ne la lu ëpp 2000 vols yegsi nañ fa 1000 yu yegsi ak 1000 yu dem
compagnie yi nekkoon fi yépp dem ñu réussir fa loo xam ne suñuy jàngat ci àddina bi spécialistes yi bu ñuy jàngat ci àddina bi ñu ci bari nee nañ gisaguñu ko ku transféré aéroport te arrêté woo sax trafic bi maanaam Léopold Sédar Senghor dafa fonctionné ba midi mu arrêté AIBD jël relais bi amul benn avion bu ñu ne ñëw na mënul wàcc amul benn avion bu ñu ne ñëw na am problème lu dul bagage yi xaw na yéex toilette yi turc la te ñépp xam na dafa am yépp yooyu yépp ci démarrage rek la waaye tey jii ku dem ci aéroport ba xam ne aéroport bi atteindre na vitesse de croisière am te la fa war a dox yépp mu ngi dox. lépp mi ngi dox d'accord mais est-ce que politique xawul làqu ci ubbite bi parce que wax nga léegi nii transfert kuy toxoo loolu yëpp d'accord mais état moom xam nga du caaxaan bu ñu demee bay toxal lu toll ni aéroport normalement duñ ne nickel à 100% mais war na pare daal war na pare ñenn ñi nag jàpp ne est-ce que nekkul ne politique a tax ngeen profité gaaw ubbi ko. politique ci naka. yéen a ngi waaj a dem élection. mooy de xam nga élection des na ak lu topp su fekkoon ne woon dañuy politique rek dañuy xaar ba élection gën a jege ñu ubbi aéroport waaye dafa am loo xam ne ni ma ko waxee sànq aéroport bi liggéey bi dafa pare depuis mois d'août ñuy waajal ni ñuy toxo waajal toxo bi ak formation beeg ña fa war a dem yépp waajal ko lu mat ñeenti weer daal di toxu. mais am na loo xam ne balaa ngay toxu il faut mu pare lu mel ni problème mu bagage yi ngay wax parce que ko wàcc loolu indi na fi coow problème mu néew yi problème mu kérosène bi et cetera et cetera. xam yoo xam ne yooyu moom nekkul détail ci li ma yaakaar loolu yëpp. loolu détail loolu yëpp doon na baax. ñi koy wax ñu dem xool ndax am na fa. non ci jamono ji ñu koy wax laa. jamono ji ñu koy wax. waaw bagage yi am nañu fan yoo xam ne. ba ñuy commencé jël ay liggéeykat yoo xam ne gouvernement bi moom moo defoon choix ne dama bëgg ñiy liggéey fii aéroport ñëpp garder seen liggéey. dem liggéeyi fële ñu waroon na liggéey Dakar ba aéroport bi tëj ñu dem Blaise Diagne bu ñu demee automatisme ya ñu war a am yépp amuñu ko. mais coow li bari na fi organisation yi ñu war a am yépp loolu dinaa ci dellu si nañ ci dellu si coow li ngay wax. ba xam ban coow la. organisation ba automatisme yi manqué ba tax na ni ñu doon génnee bagage yi ak ni ñu ko doon tegee xaw a yéex mu nekk période boo xam ne yenn compagnie yi andiwuñu bagage yëpp ndax période pointe la te loolu dañ koy gis ñi tàmm tukki xam nañ ne ci aéroport yooyu yëpp lay am ba ñu demee nag ba nga xam ne ñu ngi jël suñuy marque malheureusement ñu am benn journée grève bu contrôleur aérien yi mu perturber liggéey yi ba nga xam ne am na ñetti fan yu ci tegu yoo xam ne compagnie yi bu ñuy ñëw waroon nañu rattraper nit ñi rattraper bagage loolu rek moo indi woon jafe-jafe bi te jafe-jafe yooyu loolu yépp saafara nañ ko ba léegi ku ñëw aéroport bi ndi nga jël sa bagage ni nga koy jëlee ci yeneen aéroport yi génn bu ñu xaar nag ci aéroport bi loo xam ne amul feneen ndax aéroport lu bees la naam waaye li xew ci aéroport yépp moo fi mën a xew bu avion yi yegsindoo bagage yi bari ku nekk di nga bëgg a génn au bout de 10 minutes waaye day jafe ndax ñi war a génne bagage yi foog ñu jële ko ci avion yi teg ko ci tapis yi nit ñi soog a mën a. négociation bi waroon entre tutelle bi ak liggéeykat yi tamit transfert bi foofu tamit amoon na problème ñu dégg liggéeykat yi rek nekk ci société yi nekk ci biir aéroport bi. waaw xam nga dafa am lu bari lu ñu war a wax ci aéroport bi ndax dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo nekkoon ci ADS di fa liggéey ñooñu ñu waxtaan ak gestionnaire bi depuis ba ñuy signé contrat bi ne ko boo ñëwee booy jël ci ñii ngay njëkk jël. ñu waxtaane ko ba ñu signé accord ci mois d'octobre ne ña fa amoon contrat à durée indéterminée ñëpp dinañ leen recruter waat contrat à durée indéterminée ña fa amoon contrat li ñu waxoon temporaire fixe ñëpp dinañ leen jël ci contrat à durée déterminée loolu mooy benn pàcc bi mu amoon beneen pàcc boo xam ne mooy ñi nekkoon ci société handling ñooñu tamit société bi ñu créé ñoom ñëpp ku ci bëgg a dem jël na la mu des nag ñeneen ñi nga xam ne dañ fa doon liggéey ci yeneen fànn maanaam ku fa amoon sa boutique
wala ku fa doon jaay leneen embauché sa ay nit ñooñu nga xam ne ñoo fa amoon seen boutique te bu fekkee amuñu boutique ci aéroport bu bees bi ku am boutique fële jëlul dafa am loo xam ne xëy na doo mën a dem moo indi ngeen coow yi ñu doon dégg ak tamit xëy na ñenn ñu yàkkamti woon ndax ñu bari ñu doon coow dem nañ xëy na yàkkamti ak yëglu ndax yëglu dafa am solo bu ñuy changé xëy na doon nañu bañ a toog ñu fàtte leen ñu ne nañu yëglu ndax ñu bañ ñu fàtte loolu rekk a fi xew mais ñi ci ëppoon ñëpp bu dul ñi nga xam ne ay prestataire la ñu woon ñi ci ëpp ñëpp ñu nga tey jas di liggéey ndax ni ma ko waxee aéroport bi dafa yokku activité yi war fa yokku xel warul a mën a nangu ñu ne liggéey ba daf fay gën a tuuti que li amoon ci liggéey Dakar. D'accord ñu dem publicité dellu si waat. ana jéeg ju set ji te bëgg lu baax xibaar bi yéenay borom. fii ba le 31 janvier. saa boo jëndee vite fait multi action dinañu la jox neexal ci saa si teg si ticket tombola ngir nga bokk si promo na set set bi ngir gagné chaque 15 jours ay frigo ay congélateur ay gazinière ak yeneeni neexal suñu caravane dina leen fekk si ci seeni marché ngir bégal leen enregistré seen ticket tombola jox leen seeni teranga vite fait multi action la propreté vite fait. Citex, so fresh. saay loolu mën naa nekk waaye loolu mënul nekk dëkk waay sa waay ay demal waaye yow tam bàyyi li ngay def nag loolu di nga ci dem de non di nga ci dem nag di nga ci dem waay Sewdi envoyé ma foofu 7000 francs ci numéro boobu waay. dama koy def mandarine ban mandarine. jooni jooni for yow. kon doo ngaaka ndakate xanaa da nga yëg gaañ promo bi promo. may la fii ba le 28 février waaw jooni jooni day may 10 millions ak 4-4 noo def ba bokk ci loolu. ak yomb nag gis nga boo utiliser sa carte bancaire jooni jooni waaw wala nga utiliser sa carte vite fait waaw wala nga def transaction jooni jooni waaw fii ba le 28 février waaw moo xam mën nga gagné 10 millions ak 4-4 léegi defal ma ko ci sama calpe bi fii mu gën a gaaw. waaw gis nga kon doo gaaka waaw saa waay man mi doon jël si li ma yónnee nag. yow sax da nga gagné 10 millions ak 4-4 dégg nga ba ci man mii sax laa di caissier mën naa gagné 10 millions ak 4-4 jeexagul chaque semaine jooni jooni day def tirage au sort di may ay am na mu coppalaate daal ay coppalaate. jooni jooni. waaye xam nga nag lu ñuy def. waaw may ma tuufoo 4-4 bi rek. ma toxo ñoo 10 millions yu man. waay Sama man nag boo demee jox ma. ara sa enveloppe 100 000 nga changé sa gërë fa. saa waay daal xam nga loo ci mënul dégg mooy. vite fait daal. waaw tout simplement. Sen TV, bienvenue chez vous. ginnaaw publicité bi nag mbokk yi ñu dellu si waat ak madame la ministre Maïmouna Ndoye Seck mi nga xam ne mooy jëwriñ di dénk wàllum dem géeg dikk gi ci jaww ji ci aéroport bi madame la ministre la ñuy des ba léegi ne nag ak it liggéey yi am nañu fi nekkoon di saoudien yi dem Turquie ñëw mais avenant yi nag ñu ci bëree bëri ci sénégalais jàpp nañ ne président Macky dafa yéex a dagg maanaam 41 milliards 45 milliards 39 milliards di avenant yokkaat ba finalement sax mu mujj est-ce que xawul dem yéex foofu ñàkk ko xaalis wala. waaw xam nga balaa nga naan naam ne fa président Macky Sall avril 2012 la ñëw. waaw avenant yooyu ngay wax yëpp dañu ko signé avant avril 2012 ba mu yegsee. avenant bi ñu teg ci taabal ji muy avenant wu 65 milliards dafa ne kenn du ko fay. bu njëkkam président Macky Sall bi mu ñëwee au pouvoir ba bi aéroport bi di pare. amul benn avenant boo xam ne dañ ci war a fay xaalis boo xam ne signé nañ ko avenant yooyu ngay wax yépp avant 2012 lañ leen signé waaye nag dama bëgg ñu xam ne avenant
mën na bañ a ñàkk ci contrat su fekkee ne xool nañ ko ba mu raisonnable waaye nag bu fekkoon noonu études yi ñu waroon def yëpp def nañ ko avenant yi warul woon a mën a bari mais président Macky Sall amul benn avenant boo xam ne bu ñu fayee xaalis boo xam ne signé nañ ko mu nekk président de la république avenant yi ñu signé mooy bi ñuy delloo benn village Madat bi ci travaux yi ak bi nga xam ne moom la ñuy permettre Saudi Ben Laden mu recruter Souma Limak pour def ko sous-traitant général mooy ñaari avenant yi nga xam ne moom la ñu signé après 2012. pour yow loolu mais est-ce que syndrome péage bi tamit ci lu jëm ci wàllum xaalis la de nan lañ koy fayee coow li bari am na fi benn journal sax bu bëgguma woon cité ne dinañu fay tant d'année juin bi sax d'ailleurs la ñuy commencé fay nag xaalis bi ñu lepp ngir defar aéroport bi bon. yooyu tam est-ce que jarul leeral. xam nga aéroport bi. ni ñu koy fayee dafa leer. mais bari na. aéroport bee ni tollu danaa ko dem ci aéroport ba gis na mu mel. comparé ko ak sa kër boo tabax suñ la waxee li mu jaar du la war a jaaxal te aéroport dafa am norme yu bari ak équipement yu bari yu mu laaj loolu moo tax montant bi bari mais aéroport bi ni nga xam ne noonu lañ ko financé dañu def depuis 2006 ñu créé li nga xam ne mooy redevance de développement des infrastructures aéroportuaires nga xam ne képp kuy tukki génn Sénégal di nga fay ci sa billet lu ma 33 000 pour financement aéroport bi kuy tukki ci biir Sénégal di nga fay 1300 francs am na nag ñuy jaxase ne 2 millions de passagers mais 2 millions de passagers boo ko déggee mooy ñiy dem ak ñiy dikk te ñiy dem rek ci ñooñu la ñuy fayee redevance boobu donc redevance boobu moom moo ñu may depuis bañ ko créé ak léegi récolté nañ ci près de 300 milliards yoo xam ne moom moo fay aéroport bi mais aéroport bi nag dafa bari pàcc nu ñu ko financé woon may ma dellu si tuuti ndax dama wax sànq ne aéroport bi dañ ko commencé te li waroon a yemba yëpp yembagul liggéey bi xëy na sax loolu moo justifié mu durée 10 ans yi ak jafe-jafe yi parce que ba ñu koy commencé liggéey bi études yi pareegul woon financement bi tamit amaguñu ko woon donc dafa amoon li ñu doon wax des crédits relais moom lañ doon jël ci près de 200 milliards moom la ñu commencé woon aéroport bi avant ñuy am financement bi nga xam ne moom la ñu tuddee financement à long terme nga xam ne moom la bailleur traditionnel yi moom lañ ñu jox li ñu ci récolté gum fay nañ ci lu tollu 200 milliards ci loo xam ne fayagum nañ ko ci loolu nga xam ne moom la ñu récolté ak 60 milliards yoo xam ne mu ngi tey ci compte séquestre parce que nee naa leen RDIA bi moom mooy dossier bi gën a transparent ci Sénégal képp ku dem ci site ministère de l'économie et des finances seen site internet ni nga gis weer bu nekk ñaata lañ ci collecté ñaata lañ ci versé ci compte séquestre bi ñaata lañ ci fay képp ku ko bëgg a xam noonu nga koy xam. nga dem fa d'accord mais comme que werante bi dafa bari 750 milliards 700 milliards 600 400 milliards aéroport bi madame la ministre ñaata la jar. aéroport bi 424 milliards la ñu mën a jàpp ne moom la jar fi mu toll te wax prix aéroport dafa jafe 424 milliards yooyu bu ma ko dee tas dafa am à peu près 375 milliards yoo xam ne mooy liggéey bi nga xam ne moom la ñu dénkoon Saudi Ben Laden Group ak Souma Limak yeggali ko mooy liggéey boobu ñu waroon a liggéey di consultant yi ñu jëloon pour ñu accompagner ñu parce que liggéey bu toll ni aéroport boo ko dénkee nit ni nga wuti ñoo xam ne ñoo ci xarañ ci àddina bi ñu ñëw di la xoolal ndax liggéey bi mu ngi jaar yoon consultant yooyu yëpp ak budget AIBD SA loolu yëpp boo ko boolee moom mooy 377 milliards yooyu ñu teg ci nag 31 milliards yoo xam ne ci budget état bi lañ ko jële pour liggéey li nga xam ne moom lañ tuddee les bâtiments connexes
ndax administration ya fa ne war nañu am ay bureau ñu fay liggéey police ASECNA et cetera war nañu am li ñu tuddee logement d'astreinte ak salon d'honneur bi ak yooyu loolu yépp moom la ñu def financé ci BCI bi pour 31 milliards ak jàmbur yi nga xam ne partenariat public privé muy SMKD yi sànq dinañ dellu ci waat ci cuve yi nga doon wax SMKD yi moom moo defar cuve yi pour 11 milliards 500 ki nga xam ne moom mooy defar li ñuy lekkee aéroport yi moom tamit pour 3 milliards et quelque lépp boo ko boolee muy 424 milliards loolu mooy coût aéroport international de Diagne du 600 du 700. du 700. aéroport bi dem ba ubbi daal mais nee nañu il faut ñuy jël ay mbànd di ñëw di indi kii bi pareegul lu toll ni kérosène et cetera loolu tam bëgg nañu madame la ministre comme que jàkkaarloo nañoo ak yow te yow moom dégg naa jàkkaarloo ak yow yombul nga indil ñu foofu tam ay ginde parewul woon de. pare na. pare na léegi. Mandaya pare na ba aéroport bi ubbi. ba muy ubbi le 23 novembre si la ñu ci sol kérosène bi. ba muy ubbi fekk na mu pare. ah bon. xam nga moo tax ma ne doon na baax. ba du ñu opposition bi ñooy wax yooyu kon. ah xam naa opposition moo koy wax ak yàqkat yi daal am ñu leen di déglu di ko relayer te demuñu ñëwuñu laaj demuñu xooli mais cuve AIBD yi pare nañ depuis mi-novembre ñu chargé leen testé leen chargé leen 23 novembre defe naa ñuy suivre reportage yi gis nañ ne sax defoon nañ ci reportage bi ñu koy chargé fi nit ñi di juume tuuti mooy ne aéroport bi dafa am li nga xam ne mooy réseau biy jóge ci mbànd yi jëm ci avion yi. airplane. waaw muy li ñuy tudde système hydrant nga xam ne fa la ñuy ñëw branché fa appareil bi rek sol ci avion bi loolu Saudi Ben Laden Group moom moo ko liggéeyoon ci liggéey bi ñu ko joxee SMKD yi nga xam ne moom moo nekkoon fii Dakar dem foofu mu amoon test yu supplémentaire ak nettoyage yu ñu doon def ci biir balaa ñu ci jaarale kérosène bi dem ci avion yi ñu jël li ñu tuddee avitailleur nga xam ne am na ci avion aéroport yu bari am na aéroport yu mag yu bari amuñu système hydrant avitailleur bi mooy dem ci mbànd mi jël fa kérosène bi yóbbu ko ci avion bi muy distance su quelques centaines de mètres pour jógee ci dépôt carburant bi dem ci avion bi loolu lañ fi am pendant 15 jours mais cuve yi pare woon nañu lépp pare woon na cuve yi ñu gis citerne yi ñuy gis nag mu jóge Dakar yooyu day dem di alimenter ji cuve yi. mais 15 jours yooyu lañ gis xam naa moo tax ñu ne kon gars yi pare buñu. waaw pare nañ loolu mooy li ma la wax am na avion yu aéroport yu mag yu bari amuñu sax système hydrant bi système hydrant boobu day tax approvisionnement bi gën a gaaw ndax camion yi du ñu dem di charger di ñëwaat di def ci avion bi day permettre rek nga ñëw ubbi système hydrant bi alimenter avion bi loolu moo fi am 15 jours boo xam ne SMKD moom moo soxla woon approfondir test yi ci système hydrant bi parce que ñoom liggéeyuñ ko ñoom seen bopp nettoyer ko balaa ñu ciy def carburant bi dem directement ci avion bi waaye cuve yi moom liñ ci doon wax naan ndox mi da ciy dugg parewul ak loolu yëpp ay gént la woon rek ndax cuve yi pare woon nañ ñamoom SMKD yi ay société internationale yu sérieuse lañu duñu liggéeyantu ñoo nekkoon fii Yoff ñoo nekk feneen tamit. benn instant sax après nee nañu madame la ministre gën naa leeralaat kàddoom dañ ne daal maanaam moom daal daa génnee Ablaye Wade complètement ci aéroport bi indi rek Macky ñu bëri doon ko wax daal. waaw xam nga li ma wax dañ ko bind. ah du loo wax nii. du lu ma wax journal la boo xam ne dañ ko bind yéen nag journaliste yi yéen nay dugal ci nit gémmiñu nit lu mu waxul. ba ñu defee interview bi li ma wax leer ma ne aéroport bi te fu ma toogaat wax ko président wax ko tamit le 7. aéroport bu Sénégal la ak bu Sénégalais yi ndax idée aéroport di am beneen aéroport yàgg na fi dañuy yàgg ci Sénégal xam nañ li ma wax
ñi ne woon ci gouvernement xam nañ li ma wax ma ne Ablaye Wade moo ko commencé Macky Sall moo ko yeggali te loolu ay fee la. am nañu it ci suñu ministère yeeg ñi ànd ak ñun ñoo xam ne ñu ngi ci aéroport bi di ci liggéey ba mu commencé ba bi muy ubbi ma ne loolu nag principe bu continuité de l'État la rappelé tout simplement benn journaliste posé ma question ma rappelé loolu ne aéroport bi suñu aéroport la ñun du ñu nangu keneen moom ko ndax keneen du ko yóbbaale suñu aéroport la ñun Sénégal ak sénégalais yi. loolu nag ñun sénégalais wala ñun. ñun Sénégal ak ñun sénégalais soo ñemee ci ñun aéroport bi ñun suñu ñun la est-ce que waa ji itam foogul ne. léegi man danga may génne ci sénégalais. non non su ma ne la ñun maanaam ñun gouvernement bi laa. ma ne la déet li ma wax xam nga li ma wax dafa leer ci ku yemul woon ci une ku yemul ci une. lire article bi li mu wax dafa leer ne aéroport bi Sénégal ak sénégalais yi ñoo ko moom. ñoom ñoo ko moom d'accord yaakaar naa aéroport bi moom ñu ngi ci li ñu ci expliqué madame le ministre macha allah am na tamit lu xew d'ailleurs gouvernement bi sax génnee na ci communiqué di wàllum track bi coow li nag dafa bëri daal waa PDS ñoom gis nga leen barki démb sax nee nañu loolu ngeen wax sax ba tey amoo leen loolu Mimi ne 200 gouvernement bi ne 152 milliards et cetera track bi nag nga ko gisee. waaw xam nga track bi moom sénégalais yi ñoo ko laajoon ne dañu bëgg képp koo xam ne dañ la jox alalu sénégalais yi après bu ko laajee ñu laaj la alal jooju fan la dugg man li ma jàpp mooy ñi ci wax ji ma dégg man wax ju complémentaire la parce que ku nekk li nga xam moom ngay wax premier ministre Aminata Touré wax na li nga xam ne xam na ko sûrement xam na ko wax na ko joxe na montant gouvernement bi ba ñu jógee ci loolu am ñu bari ñu ne loolu ñu wax newul ci budget gouvernement bi di expliquer li nga xam ne naka la ñu dugalee ressources yi nga xam ne dañ ko am yépp exceptionnel naka lañ ko dugalee ci budget yi pour man complémentarité la ndax ku jël évaluer société bu ñu récupérer ci nit xam nga kooku du dugg ci budget kër wala dara bu ñu jël te jaayaguñ ko kenn mën na ko évaluer boole ko ci dara mais duggagul ci budget moo tax man dama jàpp ne wax jooju ñu fi waxi leeral la wax ju complémentaire la et amul lenn loo xam ne jar na ñu koy coow ndax li am solo pour man mooy ne alalu Sénégal la ñuy jéem a jëli pour delloo ko ci askan bi ndax ni nga ko waxee soxla yi bari na nit ñi bëgg nañ ko leen jàppale donc fu ñu mën a jëlee alalu Sénégal pour delloo ko ci Sénégal delloo ko ci Sénégalais yi man de damay tàccu. su amul trace sénégalais yi nañ jaaxle moo waral wax ji. loi de finance moom xam nga loolu moo tax ma ne la. waaw trace yi ñu wane. dañu waneegum ne li nga xam ne jotagum nañ ko ci xaalis. li nga xam ne transformé nañ ko ci xaalis loolu mooy dem ci budget lu ñu transformé gul xaalis kenn mënagu ko dugal ci budget. d'accord xam nga boo jëlee dara ci nit te jaayagoo ko mënul dugg ci budget waaye kiy évaluer li ñu jël yépp mën na ci boole matériel mais tant que matériel boobu kenn traduire ko ci xaalis kenn mënagu ko dugal ci budget. bu ñu waxee loolu rek dañuy def transition dem ci dossier tamit Khalifa Ababacar Sall ñu bari nag jàpp nañ ne politique la de ñoom de ay itam moom ne ngeen ko bëgg a éliminer rek ci élection yi pour mën a féex. man de mosuma gis justice ñuy politique. justice muy politique. waaw tribunal. mosuma fa dégg politique. ay juge laa fa gis ak i avocat ñu yor ay texte ñoon di leen këyit kii ne diwa def lii kii ne deful ñu indi këyit yëpp jox juge yi xool par rapport ak loi ak règlement yi Sénégal tëral soo defee ñu ne yaa def soo deful ñu ne defoo te foog naa ni ku ñu ne def nga li nga war a laaj mooy dem tribunal seetal sa der wane ne defoo ñëpp xam ne deful si surtout si koo xam ne nee nga da nga bëgg da nga am avenir politique. da nga am avenir kon waaye man gisewuma ko kon li président Idriss Seck wax daal yow d'accord ci ne président Macky day manipuler justice bi gisoo loolu. man de comme bu ma nekkoon ci place juge yi kenn du ma manipuler mënumaa jàpp ne président day manipuler avocat
juge yi parce que nit ku nekk boo jàppee sa bopp ni nga jàppee ñeneen ñi am na foo xam ne doo fa yegg ndax loo xam ne yow boo fa newoon kenn du la ko defloo war nga rafet njort ne ka fa nekk kenn du ko defloo. d'accord madame la ministre nag ñu ñëw tam ci wàllum politique bi tuuti juróomi minute rek moom moo ci des Médina moom mooy base bi de da ngeen a boolewul nekk benn wala parce que jafe-jafe bi foofu APR dafa kii de wala yow bokk maa ngi ci weti APR. mais loolu tam xam nga problème la parce que man président xam nga dama la wax sànq ne la président fukki at ak juróom maa ngi liggéey ak moom lu mu nekk ma nekk ci ndax lu ma jàpp mu jàpp ci loolu dafay lu am solo ba tax na bu ñu nee APR it dama ciy gis sama bopp ndax saa yu jógee rek APR it saa yu jógee wala Benno Bokk Yaakaar ma jóg ànd ak ñoom. mais ñu bëri mënuñu gëm may mën a Ndoye Seck moom amul carte boo ko APR boo ko ñu seyal seen mouvement yi comme que seyal dafa. waaw xam nga dama xale yi ma àndal. ñu yàgg maa gis saa yu président jógee ma jóg dañu créer benn mouvement tuddee ko gunge Macky Sall ndax ñun dañu nëbbatuwul. Macky Sall la ñu àndal fu mu ñu jaarale fa la ñuy jaar gunge Macky Sall gunge Macky Sall nag passé Médina ëmb région de Dakar yépp Médina gi ngay wax xam nga dafa am lu xew élection locale yi passé effectivement division indi ko sa la ñu gën a am élection boo xam ne niveau local la bés bu ñu amaatee élection niveau local dinañu xam luy résultat bi xam nga élection bu ne day indi stratégie. mais ay élection jaar na fi. waaw yi fi